bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki Yoff mbokki commune Yoff xam naa ni waa ji ñu am ñu do so ci Dudu Matar vraiment jël nuyoo bi tamit di ko teg ci kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk coutume bi le doyen El Hadji Babacar Mbengue ak le doyen ci liggéey donc ñu ngi nuyu ñëpp waa dëkk bi tey nag suñu teewaay bi fii nag ku ne xam na ne actuellement ñu ngi fii ci lycée Yoff bi lii tax nag ñu teew fi ku ne xam na ne mois bi passé yëpp ñu ngi woon ci wàllu sécuriser école bi fi ñu taxaw nii ku ne gis na ne miiru élevé nañ ko ba am na sécurité xel bi nag appui bi nag xelam li mu dem mooy vraiment fexe ba environnement bi nañu fexe ba jëmbat fi ay garab protéger ko waaw donc loolu nag mooy suñu teewaay tey léegi nag ñu ngi remercier colonel waaw vraiment colonel ñu ko saldiga na si ñëw ñu ngi koy remercier garab bi mu yëkkati na ko 100 pieds arbre coco vraiment moom la jox appui bi tey moom la ñuy samp wërale ko école bi kon léegi dañuy jox colonel mu remise ko def remise bi à Saldiga Mamadou Mbengue qui est le président de l'APE bu ñu paree nag kilifa yi fi teew yëpp ku ne sànni si kàddu bismillah. Voilà donc jërëjëf donc Saldiga tey dañu def suñu contribution si aménager environnement lycée bi parce que ñun ñoo dëkk si goxu lycée bi donc liggéey bi kenn waruñu si jiitu bon comme yàlla def na nag man maa ngi ministère de l'environnement colonel Moussa Diouf secrétaire général agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte jaadu woon na aussi ma def si geste bi donc joxe nañu ay cocotier mais premier geste la rek waaw yeneen i garab yi ñëw waaw pour dëkk bi yëpp nañuy recenser lépp li ñu soxla si wàllu garab incha allah mën nañ ko toppatoo bu ko defee nawet bi ñu reboiser dëkk bi yëpp jërëjëf. merci colonel kon Saldiga yaa ngi nangu garab bi kon yéen dénkaane rek ngay dénkaa yéen remerciement ngay def jëmale ko si colonel. dañ koy nangu au nom population Yoff yëpp nom de l'APE du lycée Ousmane Sembène nangu ko si turu xalif général des Layènes nangu ko si turu imam ratib nangu ko si turu conseil des notables ak képp ku takk ndomb tànk si Yoff vraiment colonel ñu ngi koy nangu si turu ñooñu remercier la ñaan yàlla geste bi nga def rafet na yàlla na ko yàlla fay kontaan nañ trop gërëm nañ la au nom de toutes les populations de Yoff merci. ban appel ngay def tamit jëmale ko si dëkkandoo yi nga xam ne ñoo dëkk si alentour école bi CM bi. waaw xam naa comme ñun ñu nga dëkk biir dëkk ba li ñu man mooy ñu murer reboiser nettoyer li des nag ñi jàkkaarloog école bi ku si ne daal ñu ngi lay dénk ku si ne na féetewoo ñetti garab rek ak bu fi kenn teg mbalit ku fi teg mbalit nag dëgër bopp bu leen si xuloo bu leen si xeex wax leen rek wax leen ñu diw teg na fi mbalit ñu jaar fi ñu war a jaar pour kooku ñu mën ko teg ko incha allah. kon imam dañuy ñëw rek comme bu ñu daa samp comme dañu baaxoo di def ñaan bon ñuy ñaan garab bi ñuy jëmbat nii yàlla na ko yàlla nangu te liñ ciy séntu ak population bi tamit vraiment yàlla defal ñu ko kon imam bismillah. avant que ñu joxe ñaan ñuy le colonel si geste bi nga xamante ni moom la defal ak Yoff gi yëpp teg ko ci loxol président APE Saldiga di wax aussi si turu Fray Yoff ndax lii ku ko liggéeyal Yoff rek dafa mel ni waa Fray Yoff ñoo nga si jàppale ñëw naa fi teew nag si turu Fray Yoff ànd ak le président commission de l'environnement alors ñëw teewul Fray Yoff di am mbégte lool si geste bi nga xamante ne bii moom la colonel defal ko Yoff teg si loxol Saldiga waa Yoff ñu lay gërëm di ñaan yàlla aussi li nga xamante ni lu ñu jëmmal nii yàlla ko yàlla meññal yàlla na si yàlla def sutura yàlla na si xéewal ak barke incha allah ba lycée bi ay cadre génn fi soobee yàlla comme ni ko Saldiga waxee rek mbir mi daal ku nekk rek daf sa yëf ñu protéger ko alors ku fi rombee si boo gisee muy yàqu sax defaral loolu ñu dénk waa population bi yëpp di ko dénk dëkkandoo yi kon yal na yàlla barkeel liggéey bi defal ko mboolem jullit incha allah. mais aussi il y a une forte présence du mouvement l'avenir du peuple donc ñoom seen teewaay bi fii ku ne gis na seen yëngu-yëngu si biir dëkk bi mais tey seen teewaay bi fii avec une forte mobilisation donc président la ñuy sentiment nga. waaw ñu ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum di nuyu waa Yoff yëpp di wax ne tey moom dañu kontaan ndax lii moom ku ko gis rek xam ne Yoff mi ngi si ay tànk yu baax waaw di sant ñëpp di gërëm colonel di sant Saldiga di wax ne mouvement bi lépp lu ko tax a jóg rek mooy intérêt Yoff waaw ñu ngi ni ñoom duudu ñun ñëpp a ngi ni mooy président man maay chargé de communication xale yi jigéen yeeg ñëpp a ngi ni ñun moom comme ni ma ko waxee keroog rek ñi ngi gërëm Saldiga bu baax moom mi nga xam ne initiative bi moo ko programmé pour def ko mais nag lépp loo xam ne rek pour luy développer Yoff la ñun ñu ngi si kanam loolu moo ñu tax a jóg
ay jeunes lañ ay jeunes yu engagé lañ waaw. le jeune Jaraaf le Benjamin des Jaraaf quoi Abdou Aziz Thiaw dañ la gis nga xëy su suba gi nga ñëw avec une forte mobilisation ànd ak la jeunesse. waaw salaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Yoff di nuyu le xalifa général des Layènes di gërëm le grand saltigué Mamadou Meng di gërëm le colonel di wax ne dafa am benn association boo xamante ne ni dañ ko créé ñun les jeunes Yoffois ñoo nekk nii si ginnaaw di gas ñu ñëw pour jàpp si bés bi xam ne lépp lu ñu defal Yoff rek suñu intérêt la parce que Yoff moo ñu tax a jóg Yoff moo ñu ñor di lancer appel tous les jeunes ñu mën a ñëw jàpp si liggéey yu mel ne nii macha allah. kon bisimilah mën nañu jébbal saltige kon président chargé de l' environnement Papa Lay Thiaw donc dañuy continuer liggéey bi rek ñu wax la mais vraiment fi gis nañ la semaine bi yëpp moo yaa ngi courti tôt le matin yaa ngi ñëw mais wàllu environnement lan ngay dénka ngay def ak lan mooy taxawaay bi aussi tamit si lycée Yoff bi. asalaamaaleykum Jaraaf maa ngi lay nuyu d' abord di la jaajëfal si interview bi nga defal gars yi waaye di kontaan d' abord si colonel geste bi mu defal ko Yoff gépp jaarale ko ci loxo APE dégg ngeen li ci président wax man da comme ni nga ko waxee yàlla dafa dogal d' abord ma nekk ci boppu environnement ci wàllu Fra Yoff d' abord nekk ko en même temps ci APE bi donc bon loolu wax dëgg yàlla responsabilité la boo xam ne bu yaatu la comme ni ko suñu membre Fra waxee léegi muy imam waaye man tey dama ñëwee taxawaayu membre APE waaw en tant que président commission environnement waaw di ci kontaan bu baax léegi li may wax population mooy wax dëgg yàlla li ñu def nii nañ ñu jàppale bépp riverain képp ko nga xam ne da nga dëkk ci wet gi gis mu lu mel nii na nga ñu ci veillel waaw na nga ñu ci am na benn riverain bu génn léegi ne ma man depuis fort longtemps maa ngi veillé ci loolu ku ma gis ngay tur kooku na ñëpp def comme moom ni mu def waaw rawatina bu ñu defee place bi ba mu mel nii na am suivi loolu daal ñu ngi koy ñaan bépp ku dëkk ci wet gi gis leneen luñ fiy def lu waroo ak li ñuy def ñun nii tey nañu ñu ci jàppale te xam ne ku ko def sa bopp nga jàppale wasalaam ngeen baal ñu àq. waaw merci Sidi defe naa vous êtes le secrétaire général de l'APE association des parents d'élèves du Yoff donc lycée Sidi gis nañ leen fan yi yëpp yéen a ngi si wàllu sécurité mais tey nag wàllu environnement ngeen taxaw kon yenn sentiment nga am secrétaire général. waaw salaamaaleykum Jaraaf ñu ngi nuyu d' abord xalif général Layène ak ndombo tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci Yoff donc damay wax ci turu association parents d'élèves bi comme en tant que secrétaire général APE bi donc dañuy gërëm d' abord Diouf bi nga xam ne def na kéemtalaay kàttanam ba may ñu téeméeru garab di gërëm aussi suñu saltige bi nga xam ne mooy suñu président saltige Mamadou Mbengue di président association des parents d'élèves bu lycée Yoff ci action yi nga xam ne ñu ngi koy mënee donc ñun li nga xam ne geste bi Diouf def nii tey jii daf ko def pour la communauté éducative et que tey jii présentement defuñ ko sax pour lycée Yoff rek mais pare nañ sax accompagner ñu nee na pour école yi nga xam ne ñoo nekk ci Yoff yëpp donc nous lançons un appel à tous les parents d'élèves à ce que ñu œuvrer pour environnement bi nga xam ne moo nekk fi suñ doom yi nekk mu nekk environnement bu mucc ayib di gërëm ñëpp di oo ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi parce que du fii rek la ñuy yem am na yeneen projet yoo xam ne yor nañ ko mais pour école Yoff yëpp jërëjëf. waaw mais Sao comment tu vas waaw defe naa vous êtes du ancien bu CMU Yoff bi waaw defe naa CMU Yoff bi si ñi fi jëkk jàng nga donc aussi tamit bokk aussi tamit si APE bi waaw vraiment di yëngatu si lépp loo xam ne si wàllu développement Yoff la kon yenn sentiment nga am ak yenn appel ngay lancé jëmale ko si les anciens. vraiment ñu ngi kontaan si di gërëm le colonel di sant Jaraaf vraiment ñu koy saltige ñu koy sant si taxawaay bi muy taxaw si Yoff waaw di wax ne ñun ñooy les premières promotions si CM Yoff boobu CM Yoff la tuddoon léegi lycée Yoff la tudd donc bu xewee ñun moom ñoo si les premiers taxaw di waxaat ne tamit ñu ngi si APE bi di waxaat tamit si wàllu UNAM parce que moom moo yokk dëkku pêcheur la doole ji fi jàngee yëpp seen parents si ay pêcheurs lañ donc pêcheurs yi dañuy ñëw taxaw boo yii tax dañuy taxaw appel bi may lancé te xam naa su ñu ngi si parce que ñun formé nañ les anciens élèves du CM Yoff am nañ groupe ñu ngi coordonné chaque jour tey ñu ngi waaj ay action yoo xamante ñu ngi koy waaj jëm si CM Yoff donc sans plus tarder rek fan yii rek xam naa
am lu ñuy dajale pour ñëw indi ko si APE bi daal vraiment ñu ngi lancé appel bépp population Yoff ku sa doom nekk ku sa neewul nga ñëw jàpp si APE bi parce que APE dem fu dul le développement du lycée te ku xam éducation xam ne éducation mooy da defar dëkk xale bu jàngul doo am avenir ëllëg loolu daal appel boobu laa doon lancé di ko lancé sama bopp di ko lancé si wàllu bépp ku nekk si Yoff mu ñëw si ginnaaw sa saltige ñu ànd liggéeyal CM Yoff. dañu def benn constat à l'intérieur du CM fenêtre yi ak bunte yooyu yëpp dafa yàqu donc vraiment ñu ngi sàkku ndimbal si toute population boo xam ne yaa ngi yeewoo Yoff kon. moom laay wax ne loolu ñun ancien élève CM Yoff bi même am nañ fi ay représentants parce que am nañ fi Atoumane Diène moom prof la si lycée CM Yoff mu ngi si groupe bi ñu ngi waaj ay action pour jàppale lycée bi donc di wax lancer waat appel bépp ku ne si Yoff bépp ndomb tànk bépp kilifa aada kilifa diine mu ñëw jàpp si lycée parce que bu ñu ko defee suñu bopp rek lañ ko defal donc loolu la ñuy sant. ok merci ça waaw mais président waaw mais yenn sentiment nga am parce que on a vu le mouvement l'avenir du peuple waaw donc dañu gis seen mouvement bi jigéen ñi ak góor ñi jeunes yi yëpp te ngeen teel a mobiliser wu de tôt le matin ñëw donc avant may dem si jigéen ñi rek président dama la yenn sentiment nga am ak yenn taxawaay. bon tout d'abord maa ngi nuyu population Yoffoise bi yëpp di jiital ci nuyoo bi autorité religieuse yi teg ci autorité coutumière yi teg ci autorité administrative yi di wax ne sentiment bi maam sentiment de fierté la sentiment de reconnaissance la parce que CM bi man fi laa jàngee donc tey bu ma demee tey ba mën a ñëwaat di ci jàpp bénévolement loolu du leen lu dul fierté rek ñun nag mouvement bi comme ni ko Ousin waxee léegi ñun li ñu tax a jóg mooy l'avancement de la population yoffoise surtout la jeunesse mooy que ne fépp fu ndaw nekk rek war nga mën a sentir sa bopp ci looy def muy tailleur bi muy menuisier bi muy kiy jàng muy kiy jàngu ku nekk rek war na mën a jóg xam ne Yoff ñu tax a jóg donc loolu moo ñu tax a jóg lii nag bettuñu ci saltige parce que duñ ne guléet c'est pas la première fois mu koy def yàgg na koo def te bëgg nañ xool ci moom di roy ci moom ndax ku roy ci moom Yoff jëm ci kanam. mais ban kàddu ngay jëmale si autorité coutumière yi comme ni nga ko waxee ndombu tànk yi nga xam ne dañu wax ne ndombu tànk ku ko takk da ngay nekk jaamu dëkk bi mais dañu seet ne am na ndombu tànk yi. waaw autorité coutumière yi li ma leen di wax rek mooy solidarité l'union fait la force dans la diversité et la division on ne peut rien faire parce que bu nekk ku nekk bu jógee ci soxlay boppam dara du dox mais sama gën sunu dafa fekk ne loolu mbooloo du doole mais sunoo gën sama ndax mbooloo mooy doole ndax buñ ko defee sunu Yoff bañ a def sama Yoff ku nekk naan mën a taxul kenn doon dara mais ñun la mooy tax lépp li fi nekkoon doon dara donc ma koy woo rek di leen wax ne ñoom bu ñu amee nu ñu toogee rek am nu ñu taxawee dañu war a nekk ndey ji seex tëddee njaaxaanaay bañ a parloo bañ a far fenn Yoff na nekk seen ndey na nekk seen baay na nekk seen doom na nekk seen maam ndax lépp lu ñuy def tey bu ñu demee ba sës itam dañuy ñëwaat ci ñoom donc ñu ngi leen di woo ci loolu gis nañ seen taxawaay nañ gën a yokk doole bi rek gën a yokk force bi ñu taxaw doon benn say bu ñu ko defee rek Yoff day dem sa kanam bu soobee yàlla. fan yi passé ñu on était en réunion de préparatoire moom seen secrétaire général moo fi teewe kon Ousin yenn témoignage rek ngay jëmale si le président de l'APE Saldiga Mamadou Mbengue. waaw xanaa di kontaan rek di kontaan trop si Saldiga moom ndaxte fu dëgg yàlla ñëpp gis nañ taxawaayam ci Yoff ndax man si li ma ko xamee sax mooy taxaw ci Yoff laa ko xamee waaw dama kontaan trop surtout bi ma présider réunion bi fekke ko teewal fa mouvement bi fa dëgg yàlla bi ma ñëwee rendre leen compte ñoom ñëpp dañu kontaan waaw ñoom ñëpp xam nañ ne Saldiga moom moo ndax Saldiga kenn du ko présenté ci Yoff fa dëgg yàlla ñun nag comme ni ma ko waxee rek ñu ngi topp ci ginnaaw pare pour liggéey mooy ñun xam nañ ne intérêt Yoff lay dox te ñun ñëpp intérêt Yoff moo ñu tax a jóg kon dañuy ànd ak moom liggéey ndax Saldiga musul yàq Yoff defar Yoff la fi nekkee kon ñun dañu pare ndax moom moo ko bañ ba njëkk tudd fi ànd defar Yoff kon ñun dañuy ànd ak moom rek ñuy liggéey boo xam ne du intérêt kenn nekk ci mais intérêt Yoff rek nekk ci loolu rek moo ñu tax a jóg ak moom. merci Ousin dañu gis la présence vraiment des femmes heure bii ku ne xam ne jigéen mu ngi ci waañ wi jigéen mu ngi ci njabootam jigéen mu ngi yëngatu donc Khady seen teewaay rek en tant que jigéen tawoo nekk sa kër ga ngeen bàyyi soxla yëpp ñëw fii ci lycée Yoff. asalaamaaleykum mouvement l'avenir du peuple mi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man surtout ci l'avenir bi laay wax ñun li tax ñu former l'avenir du peuple mooy soxla Yoff ñun Yoff rek moo ñu ñor
lépp lu waay Yoff sumba ñu ngi ci biir ku ñu woo ñun l'avenir du peuple ndax ku xam xale xam ne mooy yor am réew bu ne l'avenir du peuple tamit terewul ñu ne defuñ ko ab association rek ñun Yoff rek moo ñu ñor saltige mama bi mu ñu wooyee pour ñu ñëw dañ bàyyi sunu lépp ñëw jàppale ka te yàlla rek tax te keneen ku ñu oo tamit dañuy ñëw jàppale ka te moom ñëpp gis nañ xarañ li mu xarañe ci CM Yoff bii bëgg na CM Yoff jàppale na xale CM Yoff ñun dañuy gis sanuy rakk buñ amee benn difficulté ci CM Yoff dañuy jubal ba këram waxaax moom mu ñëw fajal leen ka man moom lu mel ni laayeen gis naa xale yu bari moom dañuy dem ba këram mu fajal leen seen soxla moo tax bu ñu wooyee dañuy def réunion sunu biir xam ne yoon la ñu jog kaneen ku dul moom tamit bu ñu wooyee su lu jog ci Yoff rek dañuy dem ñun Yoff rek moo ñu ñor ñun l'avenir du peuple merci beaucoup. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Yoff yëpp di wax ne képp koo xamante ne ni yëg nga lii di juddub Yoff war nga see gis sa bopp CM bi nag Yoff moo ko moom ñu tuddee ko it doomi Yoff muy Ousmane Sembène li mu liggéey ci Afrique liggéey ko Sénégal mu doon suñu fierté ñun CM bi ay doomi Yoff ñoo fi jànge ba tey ñu doon li ñu doon ay doomi Yoff ñoo fi nekk kon buñ koy réformer di ko defaraat pour mu am sécurité doomi dëkk bi la ñuy utal sécurité ñun nag ginnaaw ba ay artistes leen lépp loo xamante ne nii mu ngi taaral suñu nekkin ci Yoff dañ ciy dox kon teewaay bi ñu teew fii dañ fi teewee ci doomu Yoff teewee fi ci l'avenir du peuple gi ñu bokk ndax moo tax ñu ñëwul fii it artistes yi ndax su ma soñoon artistes yëpp dañ fiy ñëw parce que liggéey yii nii ñoom la war parce que ñoom ñoo war a lancer message bi mu jub fépp kon ñu ngi ciy gërëm colonel di ci gërëm imam bi def sànq ñaan. mais foofu nga touché noonu muy artistes yi ci fànn boobu ngay yëngatu parce que après peinture bi bon dañu am digal ne dañuy def ay décoration waaw au niveau du mur de l'alentour. décoration yi tamit am nañ ci ba tey ci aar lañ nekk parce que ku su mel ni Baye Mor Badiane dëkk Tongoor moom artiste peinture la xam naa incha allah balaa ñoo dem dinaa ci waxtaan ak saltige pour buñ defaree miir bi ba pare lépp rek day jëm ci wàllu l'éducation moo xam ci sport moo xam ci jàng moo xam ci théâtre moo xam lépp loo xamante ne nii day indi xar kanamu Yoff que ni ñun ci lii leen war a dëppoo pour doon benn parce que Doudou wax na ko sànq ñi nga xamante ne nii ñoom lañ Yoff fal takkal leen ndombu tànk ñooñu waroon nañ fi jiit taxawaay parce que ñooñu bu leen fi gisee day jëmmal mbir mi monsieur le maire aussi waroon nañ ko fi mën a gis ba mu envoyé fi représentant ñooñu bu leen fi gisee day jëmmal mbir yi ñoo xam ne lii ñuy def Yoff moo tax. donc merci beaucoup donc l'association des parrains de Yoff après bi mu ngi remercier mouvement l'avenir du peuple vraiment seen mission yal na leen yàlla jàppale donc président waaw président waaw tey moom dañu lay jox kàddu rek waaw nga jëmale ko envers population bi ak wàllu sécurité wàllu sécurité bi nga xam. ba yenn kàddu ngay yëkkati ak yenn sentiment nga am nga sa taxawaay fii en tant que président de l'APE. waaw xanaa sant yàlla rek ñaanal ñi fi ñëw ñëpp bénévolat ñëw pour jàppale APE bi jàppale Yoff sa école bi moom école Yoff gépp la vraiment sentiment bi ñu am mooy vraiment tey dimanche la di bëccëgu noppalu mais yëg nañ ne xale yi ñëw nañ muy mouvement l'avenir du peuple ak Jaraaf Aziz jeunes yi nga xam ne ñoo leen ŋànk kon yàlla ñu yàlla dimbali mottalit ñu yéene bi yëpp yàlla jàppale ñu ci vraiment kontaan nañ trop gërëm APE bi gërëm colonel Moussa gërëm waa APEXI 1 président du Diagne Beng ak ñi mu ko àndal ñëpp vraiment jàpp nañ ci te mu ngi ñaxtu ne dañ leen waroon wax ñoom ñëpp ñu mobiliser ñëw ci kii bi mais ñu ngi ñëw ci kanam vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di oowaat Yoff wax leen ne daal vraiment lii la Yoff laaj ñun ñëpp nañu ànd main dans la main jàpp ci yi nga xam ne ñoo ko seex muy école yi muy jumaa yi muy cimetière yi muy mbedd yi
yooyu yëpp bu ñu si àndee rek lëkkaloo ko li ñu bëgg yëpp yàlla mën nañu ko defal vraiment ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant APE bi vraiment seen taxawaay ñu ngi leen di sant parce que yokk nañ mur bi yeggagul waaye à 90% yegg na tey ñu ngi ak le colonel Moussa Diouf bi nga xam ne moo nekk ministère de l'environnement jox ñu ay pieds d'arbre pour ñu saytu wàllu environnement école bi. Saltigué merci dernier jàngat yi ñu am na dafa mel ni population bi yëpp ñoom à l'unanimité bi dañu def benn constat ne actuellement dañu war a dajaloo nekk benn di yëkkatindoo loolu yéen waaw mooy li ma junjee léegi rek parce que Yoff ñun ñëpp ñoo bokk ñu bokki maam bokk lépp bokk Yoff boo gisee ni configuration bi mooy ay quartier cosaan ñoo ko sanc muy Laayeen ba Tongoor ñu demaat am Sicap Laayeen am Njuufeen am Gent demaat am les villages environnants muy APEXI 1 ba 4 ba écologie ak Nord Foire Ouest Foire ak Djily Mbaye ak Terme Nord ñun ñëpp bu ñu lëkkaloo daje ci école yi daje ci jumaa yi lépp loo xam ne ñu ngi ko Yoff a ngi koy yóotu wala di ko dox yàlla mën nañu fi defal jàmm même li ñuy laaj état muy wàllu foncier bi mooy wàllu aéroport muy extension yi ñuy laajal Yoff yëpp ñun ñëpp bu ñu àndee main dans la main président bi incha allah dañuy jël lu am solo tekk ci population bi ñu jox ko doomu Yoff loolu daal la ñuy wax vraiment ñu ngi oo ñëpp ci l'unité parce que l'unité bu amee rek yàlla dugal yërmandeem te loolu mooy baaxu Yoff depuis suñuy maam suñuy maamaat suñuy bàyyi yi fi jóge barke démb ba tey ji yéene boobu daal la ñuy wax ne ci ñëpp daje mooy ñëpp àndandoo rek rafetal suñu xol ñun ñëpp ñu ànd jàppalante ci biir Yoff jëm kanam. waaw xam nga Moussa dafa def lu am solo parce que def na fi joxe na ay pieds joxewaat yi ci biir école bi yëpp moo ko joxe woon jox bi APEXI bi yëpp ay pieds de coco mais après toppatoo bi dafa des vraiment ñu ngi koy sant environnement la ne te environnement ku ko wax rek wax aalam bi wax garab wax jëmbat garab wax lu yéwénal environnement bi moom ñu ngi koy sant mais di ay wax yoo ñi nga xam ne ñoo dëkk ci booru école bi parce que ñun sori nañ école bi peut-être buñ fi ñëwee tey suba mën nañ fi bañ a ñëw ñoom ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu jëmbat ay garab pour saytu wàllu environnement école bi ñoom ñooy partenaire numéro 1 ñoo war a xool bëgguñu ko fi tuur mbalit te ñoom ñëpp bu xoolee ne garab yi chaque jour mën nañ xëy garab gu ne ñu may ko benn siwo ndox ngir garab yi mën a naat le temps que ñuy dugg ci nawet bi vraiment ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp vraiment wax Yoff sa kanam gis nañ jeunes yi ni ñu mobiliser ci loolu laa leen di oo parce que bu ñu mobiliser ñun ñëpp ñun xale yi pexe dootul am ñun ñëpp dañuy àndandoo pour développer Yoff waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax waaw dañu am solo vraiment ñu xale yu am solo xale yu am taxawaay waaw ñoo ma fekk kër ga ne ma vraiment dañu gis ni ngay sonne il faut ñun en tant que jeune ñu ñëw taxaw sa wet jàppale la ci luy développer Yoff mais loolu di yéene bu rafet vraiment tey loolu lañ def ñu oo leen tey dimanche ñoom ñëpp ñu mobiliser ñëw ak seen président vraiment muy lu am solo te loolu la ñu au mouvement yi association yi ne Yoff yëpp mu bañ a nekk mouvement boo xam ne ci këyit rek lay doon day nekk mouvement boo xam ne lépp lu Yoff di def lu koy jëmale kanam ñu ngi ci oo ñëpp moo xam bale géej la moo xam bale école yi la moo xam social la moo xam wàllu environnement la moo xam wàllu santé lépp buñ ko àndee rek lépp luñ ci bëgg a intervenir mën nañ ci intervenir kon ñoom ñëw bu am solo lañ def vraiment ñu ngi leen di encourager wax leen bu ñu taxawee incha allah ak ñun relation yi ñu yàlla may ci kaw bu ñu àndandoo rek may ñu doole mën nañ fexe décrocher yu bare bare ci kaw jox ko xale yi incha allah. waaw jaraaf Aziz yàlla dafa def mooy nekk ndombu tànk bi gën a ndaw ci ndombu tànk yi di jaraaf ñu nangul ko cëram bu baax parce que ku nekk rek nangul ko cër bi mu takk parce que am na lu mu mën a doxal loo xam ne mënoo ko doxal parce que tey mu ngi ànd ak ay xale yoo xam ne génération lañ ñëw fii ñoom it lii avenir mouvement avenir ci kanam li ñu def la def ñëw seet si ma ne ma dañu bëgg nga jàppale la ci liggéey bi muy lu am solo kon loolu ñu ngi koy rafetlu ñaanal ko moom it yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam ndoom bu tànk gi mu tàkk tamit yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ak li mu yéene yëpp ci xale yeeg ndaw ñi ak développé Yoff yàlla jàppale ko ci incha allah jox naa leen sama kàddu fu ñu taxaw dinañ fa taxaw lu ñu bëgg dinañ ci ànd ak moom dox ko incha allah. merci grand saltigué merci beaucoup. waaw léegi nag ñuy samp ay garab waaw yenn dénkaane rek lañ bëggoon nga xam da nga koy jëmale ci ñi nga xam ne ñu say mooy say dëkkandoo à ce que bu ñu sampee garab yi ñoom ñëpp ñu mën ci taxaw jàpp ci bu baax.
waa kay Mbengue asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ah fii moom buñ ko defaree rek def fi ay garab ba mu rafet dafa mel ni man lañ ko defal ndax bu ma xëy 6 heures du matin laay jóg dale ko fële ba fii bu biis bi gaaree ma yem fi biis bi gaaree dale ko bu fi oto yi gaaree noonu macha allah bon buñ ko defaree peinture ko bi ñu yokk miir bi dama si kontaan ñu yokk miir bi ndax xale yi dootuñ tëb ndax dañ daan tëb toujours damay wax ba sonna léegi nag yokk nañ miir bi macha allah benn élève tëbatul wax dëgg ak yàlla te élèves yëpp fii lañ daan jaar man loolu dama xamul lan moo ko waral élèves yëpp si miir bi lañ daan jaar dañuy wax a wax ba sonn da ngay gis ku di jóge si biir tëb si biti sukka dootoo mën a jóg dañ lay may loxo nga jóg di soox di dem nga xam nga loolu yëpp lii sécurité la tubaarkàlla macha allah yal na leen yàlla dool di jàmm waaw nga xam ne ñoo fi ne fi dëkk dafa sori trop te ku xam ne garab boo ko jëmbatee li koy wottu rek saxal ko mooy ndox kon ñenn ñi dénkaan ngay dénkaan ñoom ku si xëy rek benn siwo ndox boo xam ne moom ngay jox garab bi mu naan. ah tubaarkàlla macha allah ñun ñi dëkk fii ma ngi ñaan ñun ñëpp ku xëy rek boo amee ndox mu rafet moo xam ne danga koy tuur sutteen ñu ko si garab gi ñun tamit ku si yàlla dimbali nga doot benn siwo ndox rek def ko fi sabilillah sutti ko si ndox mi ndax nit ñi dañuy jënd ndox di ko seddal di ko saraxe loo jënd ko ndox di ko seddal di ko saraxe fi sabilillah rek benn siwo ndox nga suttil ñu ko fii te xam ne bu màggee wax dëgg ak yàlla nee nañ wéyu du jëmbat garab gi sax mu yendu sa ker ga bon nag tubaarkàlla ñun bu ñu yàlla mayee ñun mën a ñu jëmbatal ñu ay garab ñun ñoo si jàpp ba mu réussir man garab day loo xam ne sama xol la ne xale yi ne na ma maam li nga def fii xaal la man leen na verte rek ma di ko xool tubaarkàlla macha allah ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla na lépp sotti tubaarkàlla buñ ko defaree ba mu rafet peinture mur bi tubaarkàlla ku ko xool dina taaru lool macha allah yàlla na yàlla sottal lépp Mbengue jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm waa Yoff ñëpp ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen gërëm yàlla nañ dund ba kenn ku si nekk sa bi jaawoor la si dooley Seydina Mouhamed jërë ngeen jëf sa tige moom ma Mbengue moo jiite affaire yi tubaarkàlla macha allah ñoo fi nekk booba ba léegi ñoo fi nekk sa miir ba nëgër ni tubaarkàlla yàlla na leen may yàlla may wér may leen fekke may leen tal bu ngeen ko fekkee yàlla na ngeen ko tal kantanu Seydina Mouhamed ñu ngi leen di ñaanal jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm waa APEX waa koñ bi yëpp ñu ngi gërëm waa ku am sa siwo ndox daal fi sabilillahi rek nga sottul ñu ko si garab yi man mii jige fii di bale di tubaarkàlla lu ma man dinaa ko si def lu ma man rek dinaa ko si def jërëjëf Thiaw yàlla yàlla fay moo représenté le mouvement Mass moo fi waroon a représenté mais Mass dafa am gànt léegi nag moom dafa bëgg a wax si dëkk Yoff na ngañ mais lan mooy sa teewaay fii fii dañoo ñëw uniquement fii nii parce que Jaraaf Abdou Aziz moo ñu fi indi tey grâce à Yoff parce que objectif la ñu am bu ngande ci ñun ñëpp képp kuy jeune nga ñëw taxaw ak ànd ak Abdou Aziz ñu liggéey pour Yoff loolu moo ñu fi indi tey mu xëy nag nañu tey pour ñu ñëw fii ñu samp fii ay pono def ay cocotier ñu ne ko waaw loolu dara dañ koy rafetlu te ku ñu war a mën a jàppale la parce que xale la te pare na pour liggéey pour Yoff mais dama foofu ku ma
sans cocotier yi mu ñu jox nii bon ñu reboiser ko remercier aussi tamit Dakar Dem Dikk parce que pneu yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ñu ko jox donc li ñuy jox rendez-vous nit ñi rek mooy liggéey baa ngi continuer di remercier aussi tamit APEX 1 di ko jaarale si du Diagne gis nañu seen appui gis nañu seen taxawaay nee nañ bu ñu ko teeloon a yëg suba teel la ñuy ñëw donc yàlla leen yàlla fay donc APEX 1 ñoo gën a jigéen CM Yoff bi kon dénkaane bi ñoom lañ koy dénk ñu gën ñu ko saytul bu baax a baax kon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di joxe rendez-vous ndëkk ne liggéey bi yamu fi day continuer bépp bonne volonté boo xam ne yaa ngi yeewoo Yoff muy mouvement muy association muy kuréel da ngay ñëw autour de l'essentiel l'heure n'est plus à la division l'heure est à l'unité nañu boole unité yi boole force yëpp siyaas li mu def jël télévision bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk lépp lu am xew Yoff su lu koy defaral rek mu yël njabootam andi leen fi kon siyaas yàlla na ko yàlla fay ñu ngi nuyu waa Yoff yëpp di ñaanal le khalife général Doudou Matar yàlla na ko yàlla dolli wér di ñaanal imam ratib Mouhamed Ndoye yàlla na ko yàlla dolli wér di ñaanal le doyen de la communauté de la collectivité Lébu El Hadji Babacar Mbengue di ñaanal Sénégal di ñaanal l'ensemble ndombu tànk yi saltige yi ak jaraaf yi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp